Thiès Info salaamaaleykum ñu dellu di leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant ñu dellu si waat nag si seen émission préférée muy célébrité ak koor gi nee naa la defoon nañ ko daaw ren aussi ñu àndandoog suñu célébrité yi fas yéene waxtaanee ak ñoom li nga xamante ni moom la ñuy dundee seen koor mais également ak mbas bi nga xamante ni actuellement moo lëmbee dëkk bi moo lëmbee àdduna sax la ñuy wax ñu fas yéene waxtaanee ak ñoom donc tey ñuy amaat immense plaisir de recevoir suñu beneen gan bu mag macha allah. Il se nomme tout simplement monsieur Deneyba Sall nekk conseiller au maire fii ci diwaanu Thiès tey moom la ñu dalal duñ def rek lu sekk ak moom ay waxtaan monsieur Sall ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay bu baax soxna Khadija di la ziar bu baax ci koor gi di ziar mbokku internet yëpp di leen baal àq di leen baalu àq kontaan lool ci li ngeen ma tànn man mu ñàkk solo mi def ma seen invité ci célébrité ak koor gi. di ziar Thiès waa yëpp tamit di leen baal àq di leen baalu àq. voilà donc monsieur Deneyba tey dafa seet si fas yéene waxtaan ak yow li nga xamante ni mooy koor gi mais également li nga xamante ni mooy mbas bi nga xam ne moo leen di def donc mais avant ñu dugg ci loolu bëgg nañu xam rek tey sa point de vue sa gis-gis par rapport ak situation Sénégal par rapport ak feebar. waaw gis-gis bi mooy sant yàlla ci bi mu démarré wul Afrique. ak bi mu démarré wul Sénégal ndax soo gisee Chine bi mu njëkk a démarré bi feebar bi njëkk a am seen plateau médical bi ñu am ñun amuñu ko seen koom bi mu am ñun amuñu ko soo gisee Europe bi nga xam ni dugg na fa dañ ñoo raw lool ci wàllu développement raw ñu lool ci vraiment ci infrastructure raw ñu aussi ci plateau médical. Mais terewul feebar bi bu mu ñëwee vraiment li mu fa def ci ay mort li mu fa def ci ay jéeye bëri na lool bi muy yegg si Afrique aussi di yegg si Sénégal fekk na lu bëri ci feebar bi ak moyen de prévention yi mesure de prévention yi ñun fekk ñu xam lépp xam ci lu bëri bokk ba tax vraiment mu tombeek aussi ñu am personnel sanitaire qualifié boo xam ne lu ñëw rek mën nañ ko dékku d'ailleurs loolu moo tax sax proportion bi mu war a am ak li mu fi war a yàq ci suñu biir dëkk bi wax dëgg yàlla yàqu ko fi. mais gis nañu actuellement feebar bi ni muy évoluer est-ce que par exemple gouvernement bi jël nañu matukaay yu mag vraiment mën a arrêter feebar bi wala est-ce que population bi si boppam ñoom ñoo def peut-être digle yi nga xamante ne président def na parce que gis nañ chaque jour évolution feebar. xam nga matuwaay moom mënul weesu sensibilisation ba pare foo gis ci àdduna bi fu ñu ne la lii mën na ko faj walla mën na tax guérison am ci malade bi nga dem wuti ko bi professeur Raoult génnee chloroquine fële ca France ne mën na régler jàngoro bi Sénégal am nañ ci ba desal ci denc di ko traiter seeni malade bi Madagascar waxee ni aussi am nañu lu mën a faj feebar bi président def na ci commande bu am solo ba ñu indil ko Sénégal beneen bi mooy ñu jël police gendarmerie ak nu ñu koy waxee armée bi yëpp génne leen pour ñu aar nit ñi pour que distanciation sociale ak mesures sanitaires yi ñu mën ko respecter collectivité locale yi ñoom aussi ñoom ñëpp jóg di def sensibilisation ba pare fu mel ni ville de Thiès di toppatoo daara yi taalibe yi ak yu demee noonu donc lii état bi war a def collectivité locale yi war koo def force de défense et de sécurité yi war koo def suñu nu ñu koy waxeeti ñi nekk ci hôpitaux yi war koo def maanaam ñi yor santé nit ñi war ko def wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg lépp ñi ngi koy def terewul nag cas yi ñi ngi gën a bëri cas yu gën a bëri aussi dañuy expliquer que test yi aussi ñi ngi gën a bëri mais foo jëlee fu mel ni Thiès bu fekkee 15% ñoo doon takk masque tey yegg nañu entre 80 et 90% foo génn ci dëkk bi ñu ngi takk masque mesure barrières yi aussi ñu bëri ñi ngi koy respecté xam naa rek am na nag ay failles yu ci am yoo xam ni bu ñu ko réglé ba pare bu ñu ñaan yàlla feebar bi teel fay jóge. donc su ma la déggee kon lépp li nga xamante ne yéen matukaay yi nga xamante ne war ngeen ko jël gouvernement bi jël donc su ma comprendre dafa mel ni kon population bi
ñoo des vraiment ci jël seen i responsabilité par rapport ak feebar. waaw bëri na ci nag parce que damay joxe benn exemple rek couvre-feu bi ñu ko defee 20h début bi indi na ay coow yu bëri ci xeexoo yu am ci diggante force de sécurité yi ak yenn nit ñi ba am ñu bëri ñu ci jàpp am ñenn ñoo xam ni sax dem nañu ba am ci ay gaañu masque yi bala ko nit ñu bëri di jël di ko takk di ñenn ñi di takk ay gants bu ñuy togg ak bu ñuy joxe ay lekk ak yooyu vraiment sonn nañ ci lool mesure barrières yi daal avant que ñu bëri di ko respecter sonn nañ ci la vérité nag mooy que ñu bëri ñu ngi koy respecter mais am na benn sax xam nga foo dem rek da nga fay fekk ay ultra ay récalcitrants ñoo xam ni bu nit ñi demee gauche ñoom droite la ñuy jaar bu ñu jaaree droite ñu jaar gauche ñooñu mooy par exemple ñi ngay dégg ñu naan la feebar bi amul ak ñeneen ñi naan feebar bi dañ koo inventé ak yu demee noonu mais ñi koy wax ñëpp 19 décès yi am ci coronavirus bi dafa nekkul seeni mbokk wala mu dugg seen kër ñi koy wax ñëpp 1000 et quelques cas yi nekk hôpital ñu leen di traité fi mu toll nii dañu nekkul seeni mbokk ñooñu ñoo koy wax te ñooñu moom maintenant état bi nag am na ay mesures boppam yoo xam mën nañ ko jël parce que pouvoir de coercition bi ñoom ñoo ko yor ñoo yor police ñoo yor gendarmerie ñoo yor armée ñoo yor service d'hygiène ak yeneen maintenant ñun nag maire yi li ñu war mooy sensibilisation li ñu war mooy jël ci budget yi maire yi am ak ndimbali nit ñi di indi di ko jàppale population yi ñun nag ville de Thiès bien vrai que population yi ñu ngi leen di jàppale mais li ci ëpp daal ci daara yi la ñuy insister ba taxawal opération bi ñu tuddee waa ñu daara. Justement ci daara yi lañuy insister gis nañ ne macha allah monsieur le maire ak ñi mu àndal yëpp depuis que mbas bi commencé ba tey ñu ngi macha allah def liggéey bi bu ci ayib surtout nag jëmale ko ci li nga xamante ni mooy daara yi mais li ma bëgg a xam mooy est-ce que dañuy ñaan yàlla lu jeex après corona liggéey boobu dina continuer. bon xam nga ville de Thiès muy maire de la ville de Thiès du tey la commencé di toppatoo ay daara ak ay taalibe dafa mel ni si corona bi bu ñëwee si la gën a fës. ci la gën a fës parce que tey su fekkee tous les jours da ngay toggal 15000 taalibe premier jour bi ñu ngi woon à 2000 taalibe deuxième jour bi à 6000 taalibe jour yi ci topp ñu dem ba yegg 10000 taalibe tey jii may wax ak yow ci bés bi ñu ngi ci 15000 talibés répartis dans plus de 500 daara yoo xam ni tous les jours dañ leen di toggal 99 marmites mooy mbana muy dem ci ñoom ñu leen di dundal fekk na avant lii yóbbu woon nañu ci presque 400 daara ceeb suukar ak ay détergents yóbbuwaat fa sax yeneen boo demee tey équipe direction technique bu mairie de ville bi demoon nañu commune Thiès Est tey ñi ngi Thiès Nord di nettoyer ay daara yoo xam ne bu ñu paree service d'hygiène dafay dem ak loolu donc ñun daal dañoo jël couche bi gën a vulnérable parce que benn taalibe bi moom bu xëyee mën na dugg ci 10 kër wala 20 dem ci ñetti entreprise wala ñeent dem ci 5 bureaux dem ci ñaari marché ñooñu déjà ay xale lañu ba pare bu ñu amee feebar bi rek contamination communautaire bi vraiment dafay gaaw moo tax ni ñuy protéger suñuy doom daal maire de la ville ak conseil de ville bu Thiès yëpp jóg ànd doog moom ñuy fexe ni ñu protéger xale yooyu taalibe yooyu. mais est-ce que nga xam ne nii mentionné na léegi da nga ne 15000 mais est-ce que tey budget boobu mais am na doole pour gérer. xam nga bi ñuy commencé conseillers yi dañoo signer maire ne ko léegi dépenses yi ñu war a def ci mairie bi yëpp à part salaire yi ñu war a fay les autres dépenses yëpp jël ko nga def ko jëlal budget bi li fi ne nga def ko ci xeex coronavirus bi donc lenn li ñuy toggee benn partie bi ci budget ville de Thiès la jóge beneen partie bi am na ay bonne volonté parce que par exemple man maay coordonné li ñu tuddee commission participation volontaire et citoyenne tous les jours am na ay Thiessois yoo xam ni ñenn ñi dinañu indi litre dëwlin ñeneen ñi indi saaku ceeb parfois nga gis ko indi 1 tonne parfois ku indi 2 tonnes parfois nga gis am na ay mareyeurs yoo xam ne ñëw nañ fi ñaari yoon ba ñett indi fi jën ak yeneen ñoo xam ne ñu ngi ciy jàpp am na commerçant yu bëri yoo xam ne vraiment ñu ngi ciy jàpp ak mais la vérité mooy que entreprise yu mag yi ak ñi nga xam ne ñoo am koom dëgg ci dëkk bi
jàppuñu ci te dañ leen di lancer un appel pour que ñoom aussi ñu ñëw participer ci lii ñu mën a jàppale ñi nga xam ni ay daara lañu ñi nga xam ne ay taalibe lañu parce que ku ci nekk nag na nga imaginer rek booy tëdd sa kaw lal mu leer la ni say doom lekk nañu ba suur naan nañu ba màndi am yeneen xale yoo xam ni ñi ngi toog ci ay daara amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan te loolu nag di leen seetaan gàcce lay doon. waaw xam nga président de la république jógul rek wax ni dafay yóbbu couvre-feu bi ba 21h jógul rek wax ni écoles yi dañ koy tijji pour écoles yi pour élèves yi def examen jógul rek wax ni que mosquée yi ak lieu de culte yi dañ leen di tijji bi muy commencer discours am dafa wax ni waxtaan na ceeg ay professionnels waxtaan na ceeg ñu ci am xam-xam ba ñu déggoo ci ay kàddu donc dañuy jàpp ni mesures yi mu jël du ay mesures yoo xam ne da koo jël nii rek mais ñi mu war a waxtaanal ñëpp waxtaan na ceeg ñoom maintenant léegi responsabilité bi dafay continuer di wàccaat ci kilifa diine yi ci kilifa aada yi ci église bi ak ci population yi ku nekk aussi parce que daf ci am loo xam ne ay responsabilité personnelle la par exemple nga dëkk ci benn quartier di dugg ci biir jàkka ji gis ni bi ñu respecté mesure de distanciation sociale yi ba pare amatul benn place boo xam ni yow war nga fa mën a taxaw nga dem toog sa kër defe ji ko fa dem jullee ji ko fa donc yooyu aussi vraiment sëriñ si jàppale ko si ñëpp jàppale ko ci ba liñ ci bëgg vraiment ñu am ko. xam nga président nag day am information yoo xam ne ñun amuñu ko day wax ak ñoo xam ni ñun duñu wax ak ñoom ba pare mënuñoo dëkk ci confinement parce que ñun suñu économie amul doole. Nous sommes obligés ñu ubbi économie bi respecter consignes yi nga xam ne joxe nañ ko parce que en vérité bu ñu respecter les consignes di takk masque di sol gant di raxas suñuy loxo li ñu war a def ñu koy def yëpp jàpp nañ ni balaa yàgg incha allah feebar bi dina fi jóge. alors Sénégalais yi dafa mel ni tey am na si ñoo xamante ne peut-être dañu comprendre le président di wax parce que dafa mel ni dañu gis ne fi ñu doon xaar président. gën a mesures yi gën a strict dafa mel ni dafa délaissé année mel ni parce que wax na ci biir loo xam ne il faut apprendre à vivre avec la maladie mais Sénégalais yi ñoom on dirait qu'ils n'ont pas compris yow ban message ngay lancé Sénégalais yi gën a mën a comprendre message du président. c'est que la vérité suñu waxantee dëgg li Sénégalais yi bëgg moom le président def ndax mbir mi ngi commencé woon di indi coow. di jotale état bi ak yenn kilifa diine yi di jotale état bi ak yenn population yi yenn entreprise yi commencé di am ay jafe-jafe ba nar a tëj élèves yi toog ñenn ñi boo moytul naruñu woon a def examen seen parents yi jóg di casse pour que année blanche bañ a am ak yooyu donc la vérité mooy président moom mesure am yii mu jël ay mesure la yoo xam ne bien que déglu na ay professionnels mais li ci ëpp ci sénégalais yi la ko jëlee ndax sénégalais yi ñoo bëgg loolu maintenant nag bu président jëlee mesure ba pare ci doxalin bi ci département yi préfet yi ñooy fexe ba li ci war a am mu am ko au niveau des régions ce sont les gouverneurs ñu fexe ba mesures yi daal ànd ak accompagnement bu am solo ba tax feebar bi du law bay dem ci proportion boo xam ni kenn dootu ko mën a téye. du million. suuraale na population donc dañuy dellu rek wax population bi xëy ñu gën a mën a jëlaat seeni disposition parce que côté marché yi ñu ngi gis ni mesures yi ñu ci jël bon ci ni ma ko sañee wax amul sens parce que marché yi chaque jour da doon ubbi ba samedi et dimanche bu tey donc loolu aussi bokk na ci li nga xamante ni population bi ñu ngi koy metti gis nga ñoom daal dañ gis ni président daal jëlul matukaay. non c'est que am na marché yu doon tëj 2 jours ci Sénégal fu bari beneen bi voilà beneen bi mesure bi mu jël c'est que dañu war a insister pour que benn jour bi ñuy bàyyi marché yi ñu nettoyer ko ba mu set wicc
ba pare saupoudrage bi war a am te waa service d'hygiène war ko def ñu pomper marché yi ñi nga xam ne war nañ ko pomper. maintenant li ci des nag du président de la république du ministre yi du gouverneur du préfet population yi la ñun au niveau de la ville de Thiès maire de la ville joxe na lu tolloog presque 30 000 masques ci biir dëkk bi ndax li ñu bëgg mooy yegg ba 250 000 parce que Thiès bi ñu defee calcul bi 44 000 ménages moo ci am ci dernier recensement bi boo ko arrondiree ba 50 000 boo amee 250 000 masques fois kër gu nekk dina mën a am entre 4 et 5 masques bu 10 millions de masques yi duggee bonne volonté yi di ci defar ay masques am na ñu bëri ñoo xam ñu ngi indi ay seeni don de masques di ko jox maire de la ville après mu koy séddalewaat ci dëkk bi bu ci ñëpp jàppee daal jàpp nañ ni coronavirus moom parce que li am ba des mooy moom moo fiy jóge wala ñu jóge fi te ñun bëgguñu fay jóge te buñ ci jàppee ñun ñëpp jàpp nañ ni coronavirus moom dina fi jóge incha allah. C'est un ramadan particulier mais terewul xam nga man moom dama fonk ndogu li ma maire Talla Sylla di wax mënuma 19h moom bu jotee maire bi kenn mënatu laa am comme moom dafa confiné wu fii man 19h daf may fekk sama kër bu 19h jotee xam nga dina des ay 25 ou 30 minutes mais dina fekk ma teg sama lépp comme damaa ragal koor tiim yëf yi di xaar heure bi jot te fexe aussi ba moment bi nga xam ne ñun ñi ngi am loolu suñu kër yi li ñu mën a jàppale aussi ci ay nit ci biti ba le minimum ñu am ko ñu génne ci lu ñu amakus néew muy suñu alal bokk ko ak ñoom. mais solidarité rek dama jàpp ni fi ñu toll nii kenn ku am dépense bu mat di togg sa kër waroo li ngay togg nga lekk ko sa kër yow kese war nga au minimum li ngay togg sa kër nga tibb ci benn bool seet ñu néew doole ci biir sa koñ nga fexe mu yegg ci ñoom kenn amul droit ndogu walla ngay reer te sa ñi nekk sa wet mu am ci ñoo xam ni lekkuñu walla naanuñu loolu moom boo ko defee sax da ngay ndogu rek waaye amoo koor c'est ça la vérité waaw. sama kàddu bu mujj mooy masawu Ceesuwaay ak sénégalais yëpp ba pare wax leen solidarité bi déjà yokku na ci dëkk bi waaye na gën a yokk ñu xeex ak coronavirus bi daan ko duma ko yéeg ci kawam sëlëm ko ba dootuñu ko gis.